jërëjëf mbokk yi alhamdulilahi rabbil alamin bismillahi rahmani rahim alhamdulilahi rabbil alamin arrahmani rahim maliki yawmi din iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdina siratal mustaqim siratal lazina an'amta alayhim ghayril maghdubi alayhim waladdallin amin mbokk yi jërëjëf ginnaaw bu ñu sante yàlla julli ci yonent bi ñu ngi gërëm suñu waajur ak suñu wasila tey ngeen jàkkaarloog taalibe Cheikh na Cheikh Sadbou ñu naan ko koo xam ni day yëngu lu jëm ci wàllu ñaan yàlla suñu borom comme ni ñu koy faral di defee mais fii tey ci Medina TV flèche la bu rouge comme ni ñu koy wax saa su ne nga bës rek mu def bu la yaa ngi ci biir lépp luy actualité loo xam ni dugal nañu ko di ngeen ko jot amaana nag ñu ngi ci benn secteur boo xam ni tey bu ñuy wax quartier Sénégal ñu ngi naan Medina bu ñuy xool yenn ci yenn leaders yi ngeen di faral di dégg fa la ñu dëkkee moom mooy ku ñu mel ni le roi du mbalax mu Youssou Ndour Cheikh Ba Bamba Fall ak ñeneen ñi nga xam ni tey Cheikh Ahmed Tidiane Seck donc bokk nañ ci ñoo xam ni léeg-léeg sax da ngeen di faral di gis seen i image ñu leen di faral di jaaral fi mais nag tey dañoo génn ci beneen méthode boo xam ni jëmm jii de dañuy wax ni ñun ñoo ko gëstu ba découvrir ko ñun ñoo ko gëstu ba xam kii toog moom mooy kan alors doon na koo xam ni wër na àdduna ci beneen anam waaye tey dañ ko fekk ci anam bi nga xam ni tey amaana doon na koo xam ni day yëngu lu jëm ci wàllu ñaan yàlla lii ñu naan ko seet lii ñu naan ko faj mais léeg-léeg day faral di wax lu jëm ci wàllu actualité mais dañ koy bàyyi rek ci gàttal tuuti rek bala muy nuyoo sax ñu bàyyi Assane tijji par rapport ak kii ñu jàkkaarloog tey mu nuyoo ak waa àdduna avant ñu ñëw ci li nga xam ni fas yéene ci waxtaan ak moom ak ci soowu Ramadan bi ñu jógee. Merci beaucoup. Nous allons une fois de plus revenir sur l'actualité nationale et internationale. Mais comme vous le savez, Medina TV, c'est une télévision, certes, qui regroupe l'ensemble des personnalités d'une localité, des personnalités politiques, culturelles, sociétales, mais aussi sportives. En l'occurrence, Cheikh Ahmed Tidiane Chérif, président de la SSS Jaraaf, Cheikh Ahmed Tidiane Ba, qui est le directeur de la CDC, Caisse des dépôts et consignations, Monsieur Youssou Ndour, qui est un grand musicien, artiste, un grand homme d'affaires, mais aussi Bamba Fall, qui est le maire de cette localité. Tout compte fait, nous sommes encore une fois de plus en face d'une grande dame, d'une grande praticienne, d'une grande voyante, talibé Cheikh na Cheikh Sadbou, qui nous vient d'un grand voyage, qui nous vient de Nimzat, qui a l'habitude de régler beaucoup de problèmes que connaissent les Sénégalais du Sénégal, de la diaspora. Nous allons échanger avec elle sur beaucoup de choses dans le domaine social, dans le domaine religieux, mais aussi dans le domaine de la médecine traditionnelle. Je vous remercie. jërëjëf comme ni ñu ko waxee ginnaaw chehru Ramadan bi ñu génn dëgmal weeru koor lay def fii génn ci muy jour de la Korité diggante boobu ci lañ ñëw pour waxtaan ak yow ñu bàyyi la lan ngay ñëw waa àdduna ak fête bi nga xam ne ci lañ jógee. auzu billaahi mina sheytaani rajiim bismillaahi rahmaani rahiim maa ngi nuyu waa àdduna wërngal këpp góor ak jigéen mag ak ndaw di nuyu sama yaay Fall yal na yàlla guddal fanam moom bépp yaay di ñaanal sama papa Tine yal na yàlla seral ya xam. amiin yaa rabbal aalamiin moo ko fa fekk ak ko fa fekk. amiin maa ngi nuyu sama wasila Cheikh na Cheikh Aya. naan ko maa ngi yeesalaat sama njëbbal ay dara ci barke maamam. di nuyu doomam bu jigéen bu ñuy wax Nafisatu. di nuyu sama mbokku taalibe boo xamante ni ñu ngi koy wax Ndeye Marème Fafana. ma fekk ko ci ëttu Cheikh na te xataluma siisuma. di nuyu Nimzaat gëm a jóge yëpp. maa ngi nuyu waa kër njabootu Cheikh Abdou Aziz. doo teg nuyoo bi ci loxo doomam Umul Fadli. di nuyu ñëpp. di ziar ñëpp sama mbokk taalibe yëpp. di gërëm ñëpp di sant ñëpp. ndeysaan bëri na loolu ci weeru koor bi sax loo xam ni amaana ci beneen anam daan nañ fi ñëw di ko teewee loo xam ni image sax daawoon nangu mu ñëw wala daawoon nangu sax ñu wane ko doon wàcce ay kaamil li ci des doon xool ñoo xam ne ay néew di doole lañu tey avant ñu ñëw ci kan mooy taalibe Cheikh na Cheikh Sadbou ngay def social di jël sa alal di ko def ba weeru koor bi jeex korite jot nga def gàmm gu toll ni macha allah màggal guddi gi Yonent bi lu sabab loolu. waaw xanaa doon taalibe. nekk di ki nga xamante ni doomu aadama amoo dara ci àdduna. lu dul li nga def ci jaamu yàlla yi. ndaxte ñun fi ñu bokk. ñu ëttu Cheikh na Cheikh Sadbou. dañu jàngal bokk. dañu jàngal koo tane na nga ko dimbali. ku la wóolu bul ko wor. ku la yaakaar bu ko tas. loolu moo waral sama doole li ma ciy am. muy néew muy bëri muy koor ak bu dul koor ma koy bokk ak jaami yàlla yi. tey ñaan yàlla képp kuñ dimbali ren. bu déwénee yàlla na nga mën bay dimbali waate. amiin yaa rabbal aalamiin. ok tey wax nga ko léegi daan wax ni defuñu li tax yàlla bàyyi ñu fi
ñu dem it defuñu tax yàlla ndax ñu fa fekke woon daaw ren yàlla dogal na fekkee wuñu ko di ñaan ñi fi nekk yàlla bàyyi ñu fi ñu fekkee ko ay at yu bari tey ci loolu war lan la mën a sabab tey tax ngay ñaax koo xam ne amaana tey ma nga nekkoon ci lu neexul yàlla. waaw xanaa ñu delloo xel yi ci yàlla. ñu xam ne yàlla rek mooy kenn. yàlla mooy yàlla ndax suñu borom bu la wàccee ci kaw suuf. li mu bëgg mooy nga topp ay digleem te bàyyi ay tereem. te jullit amul lu dul def lu baax wax lu baax. lenn doon nga mën a day dem tey sa biir bàmmeel fekk ko fa muy lu baax li nga doon jëf. ak lu baax li nga doon wax. di defare. surtout nag di defare. bàyyi tas mbokk. bàyyi tas ànd. gis nga kuy tas mbokk. yàlla day tas sa yaakaar fu mu toll kuy tas ànd. yàlla day tas sa yaakaar fu mu toll. nit da ngay defare. nit da ngay yërëmaate. nit da ngay sàng sa moroomu doomu aadama sutura. nit da ngay xam sa bopp. xam fi nga war a waxee ak fi nga war a bàyyee. jërëjëf aywa ginnaaw loolu dañuy ñëw rek directement ci li nga xam ni moom la àdduna xamee mais am na naam ñoo xam ni xam nañ la mais tey fii nga xam ni moom mooy Medina TV tey fas yéene jàkkaarloo ak yow route lu njëkk ci wàllu xam-xam wàllu jafe-jafe lu ñuy tuddee naan soxla du jeex kan mooy taalibe Cheikh na Cheikh Saad Bou surtout parce que lu tax ñu ñëw ci loolu am na ñu la xam ñun avant ñu ñëw gëstu nañ say mbir mais ki toog di la seetaan tey bëgg na xam jëmm ji toog di wax kan la. waaw maa ngi jéggalu nag di nuyu waa Medina TV. maa ngi leen di nuyu di leen ziar. di leen ñaanal seen site bi. yàlla na doon bokk ci site yi gën a kawe. amiin yaa rabbal barke Seydina Mohamed dem ba doon télé. amiin ci barke. Ndiol Makka. barke Ndiol Makka barke Korité gi ñu jógee. ñaanal naa leen ko. taalibe Cheikh na dafa doon jenn jëmm joo xam ni. jëmm ju xeeblu waaye jëmm ju am fu mu bokk. ndax fi ma bokk moo di dama bokk ci ëttu borom yi xam-xam. bokk ci ëttu ay kilifa diine. bokk ci ëttu ay kilifa aada. ma nekk nag jigéen waaye taxul ma ni bu ma doon góor. wallaahi ndax man taalibe Cheikh na dama jàpp ni lépp lu góor man mën naa ko. ndax ñaari loxo mooy takk tubéy ñaari loxo mooy takk sër. ba moo tax ba ma yàlla defee lim ma def dawuma ci dara nëbbëccuwuma ci dara dama toog assumé ko di ko def. suñu borom di ma ci suturaal. taalibe Cheikh na mooy ki nga xam ne dafa doon faj ci ay maamam. doonu seet ci ay maamam. doonu mbaax ci ay maamam. di ko jéem a jëfe nag. suñu borom di ma ci dimbali. aywa ci loolu tax na des fois dañ daan faral di for ay résultats yu doy waar yoo xam ne bokk na ci li tax ñun ñoo gëstul suñu bopp ñëw seet si la benn bi ci njëkk moom mooy benn point avant ñu ñëw ci wàllu ñaan yàlla dafa am lu fi xewoon ay jamono dañuy sax ñëwaat amaana nit ñi fàtte woon nañu ko muy soxna Jaari Sow ñëpp jaaxle ñun bu ñu la jotee ci suuf laa wax de da nga taxaw nañu képp kuy mbokkam wala koo xam ni xam nga ko génneel lu weex deful ñett fan ñu jot ñun ci luñ jot boobu résultat feeñ maanaam loolu noonu ci jamono juñ toll nii ak ci ñaan yàlla nu mu mel ku xam taalibe Cheikh na Cheikh Saad Bou xam ne lu mu laal ci loxo mu nooy xam-xam boobu dëgg fan la jóge ci samay maam la jóge ak ci yàlla. ndaxte nee naa kenn mënul dara. kenn xamul dara. yàlla moo mën yàlla moo xam. boo ko doyloo te wér ko sa bopp rek mu lay may résultat. man nag yàlla dafa dogal dafa am lu ma doon. waaye damaa gëm suñu borom wóolu ko. ba moo tax lépp lu ma song lu nekk rek dama naan dama koo mën a daan te dama koy daan. Jaari Sow wax naa ko ci suuf wax naa ko ci kaw. topp leen samay interview di ngeen ko gis. ma wax ko ci. yaa ngi dégg keneen ku dul moom it xawaatoon su ma ci gisee lu ma war a wax dama koy wax. wallaahi te lépp lu ma ci war a wax nag te su ma ko waxee dama koy teg fu leer ndax man bëggu may wax ñuy deltu ginnaaw di tegaat samay vidéo naan moo fi waxoon lii. dëgg la déedéet lépp lu may wax rek daf may leer ni lii may wax. incha allahu rabi ndigam neex na yàlla. d'accord ni ma ko waxee lay demee. ok kër ñaankat boo dem bari na nga fekk fa ñu jël garde corps teg ci bunt bi wala kër ñaankat boo dem bari na nga dem fekk leen ñu leen di rang mais yow dañu ñëw gis kër gi macha allah calmement ñu laaj la ne la ane say garde corps nga ne moon utumay garde corps. déedéet te ku ma woo mën nga jot directement wala sama doom bu ñuy wax astu. waaw lu tax loolu. aw ma sens interdit ragaluma dara man Mawlaana tabaaraka rek laa ragal te sax mun naa ne ragaluma ko. ndax boo tooñu ragaluloo. xam naa ne mënumaa matale lépp. waaye maa ngi jéem benn nit parfait wul benn nit neewul comme li olof di wax daanu dajut suuf nit mënoo ni mën naa lépp waaye maa ngi jéem ragaluma dara utuma garde corps bu may génn di doxantu guddi sax sama borom kër def naan xaar ma ñu ànd wala ma boole laa xale yi yow kese wóorul ngay génn ndax àdduna yëpp la xam ma ne ko ba ci lan. ndeysaan ku ma nuyu la tiituma dara man tiituma dox ñu jàmm ma paaka tiituma dox ñu dóor ma fetal ndax xam naa ne jiwuma ko doomu aadama. te xam naa li ngay liggéey lan la. waaw xam naa li may def lan la te xam naa fi ma koy teg. waaw tiituma dara sama kër na li tax mu kalmu Nimzaat laa jóge ku ne xam ne Nimzaat mag ñee ko wax waxuma ko la ca màkkaa nga Nimzaat ba moo tax
sama kër. non non c'est normal clients yi ñooy woote ñi ko soxla ñoo bëri loolu du ci dara. bëriwul cambal. waaw. ndax Nimzaat laa jóge. damaa sonn damay noppalu. incha allahu rabbi. bu ma noppaloo ba pare reprendre samay activité képp ku woote jot taalibe Cheikh na maa nga jot doomam boo jëlee rendez-vous di nga ñëw incha allah. d'accord li ngeen gisee sax léegi preuve du tungu na du tee ñu nataal c'est-à-dire gis nga ñaari téléphone la teg mi ngi ci entretien alors ña koy woo mënuñu koo jot. pour ëllëg koo xamante ne si numéro yi mooy affiché noonu ci bas d'écran bi woo nga ko mënoo koo jot lu mel nii mooy tax parce que ñoom ñu bari dañ leen di soxla te amaana nit rek la doomu aadama kese la donc loolu sax dinañ ci ñëw parce que am nañ ci ay résultats yu bëree beneen bi ñuy ñëw rek moom mooy d'accord ñëpp xam nañ fa nga jógee ci wàllu xam-xam mais dafa am benn secret boo xam ni bëgg nañ ko xam ak yow parce que loolu tamit bokk na ci loolu téye sa loxo bi muy wàllu njariñu sarax benn ma bëggoon nga ñëw ci njariñu xaru melo bu weex lan lay def ci doomu aadama bëyu sikket bu xonq lan lay def ci doomu aadama ak léeg-léeg ñu ne nit bul rey ma bëggoon ñu ñëw ci loolu. chaque jour mu daal ma seetal nit ñi ko da nga war a génnee saraxu xar. wala nga war a génnee saraxu bëy wala naat wala ginaar mu ne taalibe Cheikh na dañ ma ne bu ma rey ma ne ko yow reyoo. te bu Tabaski jotee nga rey. taalibe Cheikh naa rey yow reyoo. ndax liggéeyaloo sa bopp. déedéet da nga am sa njàqare ba dem ci nit ki wax ko. lii laa koy fajee soo mënee ñëwal boo mënul bàyyil neexaluma kenn. gis nga xar mu weex. waxuma la sax nga ray ko waaye nga jënd ko yeew ko ci sa kër di ko xont bu deewee bul ko jàmbat buñ ko sàccee bul ko jàmbat dafa baax ci nit nga yar jur dafa baax. la ilaha illallah. yar jur dafa baax man bi ma waaj a dem Nimzaat sama ñaari xar dee nañ. allahu akbar. benn bi dafa am ñaari doom bu góor bu jigéen bu góor bi dem benn bi laadum la bu mag bu jigéen dem yar xar dafa baax. mu leer na li yëfa. même bu dee ginaar sax dafa baax. ndaxte jur am na loo xam ne bu la naree dal nga yar mala ci mala ga lay dal du dal ci yow moo kaas bu tojee yam sama kër damay jékki-jékki plateau ndek kaay bi ni xarang rang bu xale yi ne yaay man leen kaas bu tojee gën nit ku toj. doomu aadama lu la dal lu ne rek am na lu mu la rëkk sëlee xar mu weex yow Mouhamed tey jii. nga wut place. wala cat nekk sa yaram wala def nekk sa yaram wala nga bëgg a ubbi sa buntu wërsëg wala am rawxaan bu la topp di la sonal buñ la génnee lee sarax xar mu weex. te nañ ko war a génnee ci kattanu yàlla sa léppay ubbee. d'accord foofu dañ fay yem parce que ki nga xam ne am na soxla du détail lépp ndax xajul ci émission bi c'est-à-dire forum la muy wàllu secret wu sarax soo gisee ñu dugg ci des fois mën nga wax nit dara da koy faral di waxtaane ci yeneen anam ci yeneen site wala ci yeneen télévision yoo xam ni day wax nit dara nit ki toog ba yées temps ba mu neex ko ne la taalibe Cheikh naa waxoon nga ma saraxu sàngam décembre la woon maa ngi ci mois de août est-ce que mën naa ko génne. doo ko génne man taalibe Cheikh na. su ma la waxee sa sarax nga ne ma waa maa ngi li jël su ma amee naa ko génne dama naan déglul bu amee 15 jours te génnewuloo ko soo ma woowee danga may fayaat. ma xoolaat ma seetal la. mën naa yokk mën naa wàññeeku. waaw sarax day jur. Mouhamed sarax du yam tay nan moo tax kon kii saraxe mbiskit kii saraxe suukar kii sarax du benn sarax de. d'accord man loolu à chaque fois daf may def. mais ki ñu ko digal te génnoo ko wala mu jox nit na ko génneel kooku génnewul gisul résultat wala mu jël ko ñàkk wëllu sëriñ bi dem jox ko mbokkam yónnee xaalis ma mbokkam génnoo ko mën a la ma sëriñ ba waxoon amul. Mouhamed man bu ma la seetalee war laa génne sarax dama lay tegal ñaar. bu ma la seetalee. dama lay wax sa sarax ni la bu ma la doyee. jox ma jënd defal la. bu ma la doyul. soo amee koo doy. jox ko mu jënd indi toog ma defal la. yaa ngi dégg. wala nga ñëw yow ci sa jëm bopp ma defal la soo mënul nga bàyyi su ma la génnee lu sarax Mouhamed ba teg sama bët du ma la liggéeyal. la ilaha illallah. ndax sarax ba rek mën naa koo def. bala ma laa laalal liggéey yàlla sotti say mbir. ñu ñàkk a def sarax ba ma liggéeyal la yónnee la nga utiliser doo gis dara. d'accord léegi dafa am ñu bëgg tuuti nga ñëwaat ci c'est la première fois tey am ñu lay seetaan bi yàgg laa wër benn anecdote boo ñu mën a wax ci benn histoire koo xam ni am na soxla nga génn la ko sarax ba balaa jant bee soo yàlla faj aajo ci ndimbalu yàlla. ci écran laay wax. toppatu ñu ngi may seetaan. am na ku am problème. Belgique ba ñu war ko refoulé. yaayam woo ma téléphone ma nga dëkk Gambie ni ma taalibe Cheikh na sama doom dafa am problème dañ ko war a génne dëkk bi muy bisu altine ñu talaata àllarba alxamis ñu war koo génne ma ne ko foo nekk mu ne ma maa ngi Gambie ma ne ko boo mënee ñëw ñëwal soo mënul ñëw yónni ma génneel la sarax sàngam ak sàngam ak sàngam buñ ko génnee ñëwal sarax ba sa sarax la waaye maa la koy fayaat. mu ñëw ma ànd ak moom dem sama dëkk génneel ko li ma koy génne ba tey doom jàng Belgique. alhamdulilah. la ilaha illallah. barke Cheikh na Cheikh Saad bi ci écran laay wax. léegi loolu maanaam ci fi ngay waxee mooy biddewu nit ki il faut nga xam ko ba mën a xam saraxam
c'est-à-dire loolu tamit daf ci am solo. mës nga ma fi laaj. ni ma naka la nit di fajee te du seet. ma ne la man du ma faj te seetu ma. man boo ñëwee ci man bala ma laa defal dara damay seet ba xam yow yaay kan ak naka laa la mën a jaar fu ma la mën a jàpp. non faj su ma bi leeree ma ci tegee loxo suñu borom teg ci def ci yaqin dama ciy teg loxo bu wér. su ma faj bi leeree ne mënuma dama la naan mënuma. faj bi danañ ci ñëw sax ci beneen anam boo xam ne te dama bëgg ñu dugg ci rek pour nit ñi xam. ba ci sarax. waaw d'accord boo xoolal nit ki doo xam saraxam. te xool bi laay wax ni foog nga xam biddewu nit ki d'abord moo war a nit koo xam ne tey mun na toog année bi yëpp di lijjanti dara mun ta fexe ba sotti. war naa la ko nit biddiw la. day toll foo xam ne sa biddiw day lëndëm. ok. cat sax bu bëree ci sa yaram sa biddiw day lëndëm. oh. cat te est-ce que xam nga Mouhamed ku la ni mën naa faj cat waxul dëgg. allahu akbar. ah. cat kenn du ko faj dañ lay sang mu wàññeeku moo tax sangatu cat ku ko mën bu mu di dañ ci sa yaram ndax suba soo xëyee cat a ngi sa yaram. dañ lay tudd rek dëgg la. ndax làmmiñ mooy cat. am na làmmiñ yoo xam ne lu ñu tudd mu yàqu. am na bët yoo xam ne lu ñu gis mu yàqu. am na xel yoo xam ne lu ñu xalaat mu yàqu. léegi sax nga ni nit sax mën na catu boppam. loolu mooy cat nit sax day catu boppam. loolu moo tax ku génn àdduna ñu ni yàlla bu ko cat jiitu ci biir bàmmeelam. d'accord ok li ne ci moom c'est-à-dire xajul sax ci émission bi géej la mais des fois damay bëgg dugg ci yeneen domaine yi mais du ko mënee amaana tey bu yàlla defee jàmm prochaine émission incha allah dinañ ñëw ci yeneen détails beneen bi ñuy ñëw moom mooy wax nga léegi nii tudd faj léegi jamono juñ toll nii dafa am lu doon xew fan yi passé tudd ñu droit est-ce que tey rafet na rawatina jigéen ak ñu ne cëram fa mu toll ñu ne dañ koy faj dem jëli lu mat 5 caméras 5 sites 5 télévision indi simi ko ba mu nu ko ndeyam juree woon amaana tey yërëm ba fa mu yegg dañuy wax rek te yéen li ñuy wax ko jëmm ji ñu jàkkaar lool am na lu tax ñu ñëw ci yow di dugg ak yow ci wàllu faj parce que nee nga léegi da ngay seet di faj te say faj wax nañ ne dañoo dugg ci kër gi gisuñu kenn te amaana tey nit mën naa ñëw yéeg ci kaw nga def ko li nga koy defal kenn du yëg ndax toog nañ daan dégg ni nit jógee na ba bitim la ñëw fi nga faj ko mu delluwaat doxal boppam donc ak par rapport ak li xew tey. rafetlu ma ko. Mouhamed man rafetlu ma ko. ndax man nitu sutura laa. wallaahi damaa bëgg doomu aadama looy def muy sutura. néew ma mënu koo faj de. yàlla rek a xam. waaye doomu aadama dañ koy suturaal. doomu aadama dañ koy suturaal. gis nga Fa Mbaye moomu jigéen la. te dafa ñaan yàlla wér. ëllëg am njaboot. allahu akbar te image du deñ. gis nga nit mën dara jarul toog ci écran di ko wone fàng gis nga lii yàlla moo ñu ko séddee muy jamono écran jamono réseaux sociaux ñoom maam faj nañu fi gën a garaaw yi te kenn génneewu ko yaa ngi dégg doomu aadama sa tur fa mu yegg yàlla moo ko fay yegg allahu akbar yaa ngi dégg ki ko faj muy Serigne Ablaye Diop xaas damay jaar ci turam manqué wu ma ko respect am na tur ba pare bu dee faj xam na ni mën naa faj bu dee liggéey xam na ni mën naa liggéey ña fay dem kenn teewu leen ña fay dem kenn téyewu leen kenn contourné wu leen ni leen bu leen dem ci moom man de taalibe Cheikh na Ablaye Diop xaas lu mu am yéene naa ko ndax doomu aadama loo am sa mérite la ba ngay tedd it nag ñu mën a dëggal rek ba ngay tedd dañuy yem foofu tuuti bi moom mi ñu jàkkaar lool bi muy tedd boobu ñu bëri xewuñu fii yaa ngi dégg moom Ablaye Diop xaas mënumaa jël teraangaam mënumaa jël wërsëgam mënta jël sama teraanga mënta jël sama wërsëg waaye sutura dafa baax man dama bëgg sutura ma koy ñaan moom sama frère la matuma papa de sama frère la ma koy ñaan moom sama frère bu beneen yoonatee même bu dul kaawu Fa Mbaye bu mu woo écran yi bu bëggee def interview na bàyyi ba faj ba pare mu def interview ñi koy gëm nañ ko ba pare ñi koy gëm nañ ko ba pare te dara mënul tax ñu weddi ko ok ñi koy ñàkk gëm tamit dara mënul tax ñu gëm ko mais sutura dafa baax rawatina jigéen te jigéen mooy yaay d'accord ok léegi ñu ñëw ci beneen contexte si ndaw si daal di avancer tëj émission bi maanaam ci wàllu yàq par rapport ak moom li ko dal yow wax nga ni léegi ñëpp xam nañ la ci wàllu faj am ay résultats yoo xam ne ñun mën nañ koo seede ñun ñoo ci teg suñu bët ñoo xam ni ay feebaru doy waar dal na leen buñ fa defoon bitim réew 1 mois ba ca topp wala 15 jours dee nañu mais ci ndimbalu yàlla am nañu kàttan bañ mën leen indi fii ñu indi ko sa kër nga faj leen mu dem waatal boppam macha allah boobu ba tey yéen a ngi déggante ci jàmm. alors est-ce que ndaw si tey lii ko dal nii jàpp nga ni dañ na rab wala jinne moo ko jàpp wala seytaane. man taalibe Cheikh na mënu ma ko faj. man taalibe Cheikh na la ilaha illa ku ma fayoon ay milliards. dëkkali ma Makka fa ma gën a bëgg a dëkk ca Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mënu maa faj Fa Mbaye. lu tax te gaw ma ni olof mën na koo faj. yàlla nag kenn la mooy borom mbaar mi Fa Mbaye nañ ko yóbbu bitim réew ñu faj ko. allahu akbar nañ ko yóbbu bitim réew ñu faj ko am na loo xam ni
wàllum tubaab la du wàllum sëriñ. affaire yàq la. yaa ngi dégg nañ ko yóbbu bitim réew buñ ko yóbboo ñu faj ko mu wér ci jàmm su ñëwee bu bëggee faju olof mu ñëw ci ki mu doyloo muy Jóob Xaas mu faj ko. ñu bañ ko utee buzz. yaa ngi dégg parce que lii nii. kenn xamul lu muy nuru. kenn xamul lu muy nuru man nag tàmmuma sax di wax ci mbiri doomu aadama. dëgg la c'est vrai. ndaxte bëgguma ku ma critiquer. dëgg la wala du ma critiquer kenn. mais njàngale nag lii ma ci jot a wax doon citoyen doon yaay. doon jigéen moo tax ma wax ko ci en dehors de faj. d'accord ok bëri na ci feebar yu bëri yoo xam ne day tëj nit ñi macha allah yàlla ngi la ciy dimbali yaa ngi koy faj ci sutura benn bi mooy léeg-léeg nga gis koo xam ne day am problème mu tànk léeg-léeg nga gis koo xam ne mun na am problème mu dugg léeg-léeg nga gis koo xam ne mun na am problème mu biir genre feebar yu mel noonu nga di ko faj xam-xam bi dëgg ak traitement bi naka lay demee. Mouhamed man dama xam sunguf xam reen. man binduma xaatimuma man sunguf laay fajee ak reen. boo amee tànk yu metti soo ñëwee bu ma xoolee ba xam ne mën naa koo faj sunguf laa lay jox ak ay reen bu dee biir kazaalika bu dee ndigg kazaalika boo AVC wee 3 séances laa lay defal nga jóg. allahu akbar la ilaha illallah. AVC. bu sori wala buy soog a débuté. AVC 3 séances laa lay defal nga jóg. première séance boo ko defee di nga sant sa yaram loo mun Mouhamed dama bëgg ñu def micro trottoir. ñi ma faj AVC nga gis leen. barki Seydina Mohamed mais sama problème mooy c'est-à-dire li may wax mbokk yi numéro yi mooy affiché noonu ci bas d'écran bi yéen ñi ko soxla incha allah ñetti numéro la benn bi appel fixe la beneen yi WhatsApp la boo wootee jotoo bàyyil message saa yu yeewoo dina ko lire wala doomam lire tontu mais dama bëgg ñu wax tuuti man maa amul jotu di faj di woo écran yi. dëgg la non résultat moom laay wax man aw ma jotu di faj di woo télévision yeeg internet yi aw ma jotam. te gis nga xam lépp wax lépp dafa baaxul Mouhamed man ko AVC dama lay faj sa première séance nga sentir sa yaram. barke Seydina Mouhamed. ci traitement billahi wallahi wa taala dama lay faj da ngay ñëw fii dama lay maase am na ay garab yu ma lay maase premier massage nga yëg sa bopp. mais léeg-léeg nga dégg ñu ne genre feebar yooyu seytaane la wala. dafay ànd ak seytaane nag. dafay ànd ak seytaane boo ñëwee am na xob yu may togg. dama am sama karité spéciale maa ko liggéey. moom laa lay diw maasee la samay xob ak samay moj première séance nga commencé sentir sa bopp. d'accord ok ku na xam ne ni boobu moom feebar bu naqaree faj la léegi beneen bi ci topp moom mooy avant ñëw ci wàllu góor ñi ak jigéen ñi maanaam est-ce que Talibé Cheikhna Sène mara day taali dina faj cancer. du ma faj cancer. du ma faj cancer. munu ma faj cancer. gëstuuma ci cancer. du ma faj cancer. d'accord mais xamaat nañ ni da ngay yëngu ci wàllu sunguf ak ren est-ce que di nga faj ndoxum siti ak jabet. damay faj ndoxum siti damay faj jabet. d'accord. jabet da ngay jël sa taux de sucre nga ñëw ma jox la sama garab du tax nga bàyyi sa garab tubaab nga continuer da ngay dem ba zéro. allahu akbar la ilaha illallah te lépp traitement la. lépp traitement la. lépp traitement la. oh lépp traitement la. d'accord te du yàgg. ok sama traitement diabète matul 3 mois ak nu suukar bi mënta mel yow même booy jël insuline sax sama traitement diabète matul 3 mois. d'accord mais léeg-léeg nit mën na am jafe-jafe mu du mën a ñëw ci wàllu bopp bi métti wala yaram wala tànk wax nga ko léegi soit looy traité la fii yóbbante ko wala da ngay toog directement di mocc. bopp bi métti toogal fa nga toog nga woo ma téléphone ma génneel la ko bu la neexee nga woo ma appel vidéo bu la neexee nga woo ma appel normal. te lii yëpp xam-xam la yoo xam ne maanaam du sax looy def ni di publier. na Cheikh Sadbou Abi billahi wallahi wa taala bopp bi métti toogal fa nga toog nga woo ma téléphone jot nga ma génneel la sa bopp bi métti. d'accord ok li muy faj bari na wax naa leen léegi c'est-à-dire géej la yow mi ko soxla am nga yeneen problème yoo xam ne peut-être yàlla mooy matale mais soo ko woowee incha allah ci gàttal mu saafara ko léegi beneen bi ñuy ñëw rek avant ci wàllu seet gi parce que seet moom dëgg la mun nañ waxtaane nii seetkat yi bari nañu mais adduna bi yaakaar naa bu ñu doon compter 5 boo na première moom ngay tudd ci ñu dàq seet macha allah te nee na dama lay seetal du ma la laaj am na ñoo xam ne nag ku gàtt kee ku ñuul kee ku tas sa kër gi daal di tas kër ak jàmbur mais suñu problème mooy maanaam ci li ñuy wax nga léegi wax faj mais dafa am beneen affaire yaakaar naa barki démb la ñu ne dugg na ci 16 turandoo. macha allah faj na ba faj ab tubaab bu mënoon am pëkk ku na xam ne ni faj tubaab ci wàllu njurum doom am na beneen boo xam ni ko la ñàpp la mais ci wàllu njurum doom bi ma bëggoon nga ñu parce que xam nga lu tax feebar la boo xam ni man li may gis man di ko teg sama bët feebar bu naqaree faj. njurum doom Mouhamed. te ñu bëri jigéen ñu bëri taxaw nañu. jigéen du ci jigéen lu ci ëpp ci góor ñi la. la ilaha illallah. wax naa ko ba sonn loolu dama sonn ci di ko wax sax góor boo nekkee sa soxna da ngay gis dañuy takk soxna mu am benn doom mënul am doom au lieu ñu dem faju soxna si faju déedéet. te naan jabar ji moom mënul am. bàyyi ko muy dem rek. te ñoom ñaar ñëpp dañu war a dem xool parce que des fois sa menu yi dina am problème góor nga yaa ngi def li nga bëgg a def lépp di ak sa bopp mais sa menu yi mooy am problème wala soit ndaw si ngelaw dugg ko yaa ngi dégg wala seen rawaan sax àndul pour njur
Seydina loolu lépp dañ koy xool ñu faj ko. loolu lépp dañ koy xool dañ koy faj. moo tax faj am yoon c'est-à-dire ñoom ñaar ñëpp a war a ñëw kon. ñoom ñaar ñëpp. ok man bu ma lay faj amoo doom damay xool ndax say trompe bouché woo bu dee mosoo am doom ndax say trompe bouché woo ndax amoo kyste ndax sa borom kër mënuyam normal na ma commencé laa faj incha allahu rabbi du yàgg 3 mois du ko am. ok ci ñaari camp yëpp. waaw ci ñaari camp ci traitement lay mais doon su fekkee da nga feebar kii feebar sa jëkkër feebar nga feebar wala feebaru sa jëkkër feebar il faut faju. d'accord il faut faju. léegi nga gis ay jigéen yoo xam ni maanaam sëy da leen di tax maanaam te mën nañoo faju fu ne nag rab soit dañ naan rab la wala seytaan la wala liggéey boo xam ne dañ leen a dëj tee leen jigéen boo xam ne mënul fexe ba am jëkkër. wala dugg na ci benn maara day taali da tas. ngay bëggante góor bëgg la def ci yow lu ne nga jékki-jékki trahir ko mu ñëw ñaan si nga ni ko pare ma pour sëy mu liggéey la dëj la fa. laa ilaha illallah. wala nga am rab mu dëj la fa mbaa nga nekk fa di taamu ñett yëpp a ngi ci bu dee rab la mooy waral góor ñëw ba waxtaan si jékki-jékki téye tànkam ñu naan pourtant ki dafa waxoon ba jàpp jour doo ko gis rab la rabbee ko dàq dañ lay faj. te point yi koy saafara mi ngi taxaw. incha allahu rabbi. ok mais loolu mooy jur kole ñàpp maanaam noob parce que tey biñ la laajee tamit bokk na ci solution boo xam ne dafa jafe. da Mohamed noob dafa am bëri façon. mën nga noob nit ki te jubale woo ko ka nga koy noobee duñu tàqali ko waaye dañuy rayante fu ñu toll. laa ilaaha illallaah. di xeex guddi ba jég rek parce que noob nga leen boole leen. mais dañuy rayante fu ñu toll. bala ngaa noob nit ki da ngay xool digganteem ak nitam lu fa ne moo xam patron ak njaat employé jëkkër ak jabar yaay ak doom baay ak doom lu mu mënti doon lu ñu war a jubale nga xool ba xam lan na ca diggante ba bu dee lu bon nga dindi ko def noob gi boole leen. famille day am. famille buy rayante ñu ñëw ni defal ñu juboo damay xool taaw ba ca caat nan laa leen mën a jubale boobu duma ko def si kole ñàpp ci ndoxu zëm-zëm laa koy def. waaw mais ci kole ñàpp bi laa bëgg a ñëw dimbali ma ndoxu zëm-zëm laa koy def. waaw ñu def ko ca cin la ñëpp lekk. kaddu gu benn lay doon kay mag day jiitu ka ca topp ca. bi ci topp mooy kole ñàpp bi. waaw foofu laay bëgg ñëw looloo doy waar parce que koro bi ma la laajee mën na la yow tubaab bi souvent da nga gis koo xam ni dina am jabaru tubaab ba dem bàyyi ko dem yoonam pour topp na ci ay at dem na ba Inde fu na mu dem fa tubaab bi mënu fa parce que tubaab bu xasee ba bàyyi ci lu ma jàpp ni pour mu ñëwaat problème la. am na ñu may wax naan maan taalibe Cheikh na est-ce que mën nga ñu liggéeyal tubaab wala xanaa tubaab du nit ñun dafa am ñoo xam ne neen kenn mënul jàpp tubaab ma leen tubaab dafa am rawxaan comme nit ku ñuul nit ku amul rawxaan doo dox. laa ilaaha illallaah. dañ koy jàpp def ko ci kole ñàpp bi dina la bàyyi ba ngeen séparé wu mais da nga gis mu commencé di woote téléphone ak naa dama fee fàtte sama lii ba juboo amaat. oh ci kole ñàpp boobu nga koy liggéey. ci kattanu yàlla. mais loolu ko bëgg moom da ngay fay de bokkul ak sarax de. non dëgg la waaw liggéey la. kole ñàpp noob da ngay fay. liggéey la bu ñu waxtaanee ba juboo rek incha allah dara méttiwul fi mooy que taalibe Cheikh na xéwali kese fi nekk. d'accord ok barke Cheikh na Cheikh léegi dafa am ñaari point yoo xam ni moom waxoon naa léegi ci wàllu seet gi ci la ñuy ñëw mais dañuy ñëw ci beneen point boo xam ni àdduna yëpp xam nañ ni tamit foofu mooy li gën a jafe encore nit ñu téye ko wala àtte ko tey na ko kaay nga dugg tey kaso bi. te wàllum kaso moom li tax ñu ñëw sax ñun bokk na ci résultats yi ñuy dégg que ni liñ ci am ci ay résultats maara day taali te mbir la bu jafee lijjanti. arrêté nañ la. woo nañ taalibe Cheikh na même jour doo fa am ñetti fan. Seydina Muhammad Rasulullah arrêté nañ la woo nañ taalibe Cheikh na même jour wala lendemain ma mën a am sa peeru dàll doo fa am ñetti fan. mbir mi daal bu dekkee ci yoon rek ñëwal. bul ma fay dara ba mu génn nga fay ma. waaye na fekk ñu tooñ la. am na fekk nag muy lu yoon. parce que waxoon naa xam sama ndombo yi. damay defar ndombo goo xam ni ku ko takk ci kattanu yàlla doo dugg kaso. nga gis ñoo xam ni waruma leen wax ay doom lañ dañ leen a jur. seen malo kenn bëgg koo am. di ñëw taalibe Cheikh na wecc ma ndombo man la abal ma. te comportement bi ngay xool rek. du ma la wecc ndombo ngay dem di def naka sudul noonu ma la taalibe Cheikh naa la ngemb kon may ma sa nday nekk ci jub tey jubal yore sa entreprise wala ngay liggéey ci fenn wala nga nekk ci jub tey jubal ku am sopp am nga noonu nga bëgg a aar sa bopp boo ñëwee taalibe Cheikh na dina la jox ndombo. yàgg na bëri sax yàgg nga wax seen bëgguma injustice quoi vraiment. boo ñëwee taalibe Cheikh na dina la jox sa ndombo. waaye nekk ci lu neexul yàlla neexul yonent bi neexul njiit yi. yoon dogalu ko boo ñëwee taal boo ma fayee milliard joxuma la ndombo. d'accord ok loolu moo nekkoon maanaam tey ci wàllu yoon bi mais dañ la faral dégg nga ni avant ñuy avancer bu defee ñett fan bu weesoo ñett fan mënatuma ci dara. lu tax loolu bu weesee ñetti fan mënatuma ci dara. lu sabab loolu. parce que noonu laa li ma mën noonu laa ko mënee. buñ la jàppee tay ca ëllëg sa wala ca gannaaw ëllëg sa bala ngaa taxaw boo ñëwee ma am sa peeru daal
buñ la jugé dañ lay bàyyi wala kenn du la jàllale. am na ci foo ko teg daal. am na fu ma ko teg. d'accord mais bu paasee ñetti fan mënatuma lu dul xaar ba ñu defeere la ba jugé la wala ba ñu defeere la bala ñu laa jugé ma wàññi la. am na ku ci amoon problème bu doy waar boo xam ni su ma ko nettalee fii ñu ne complexe la moo tax du ma ci avancé. loo xam ni sama kanam maa ngi teg sama bët. résultat yu leer naññ. léegi nag dafa am benn affaire boo xam ne dama bëgg ñu wax ko maanaam tey ci wàllu seet la soo gisee ñu tudd ci domaine seet pour tëj émission bi dafa am lu doy waar parce que léegi nee nga réseaux sociaux yi dafa bari technologie la monde virtuel lañ toll sëriñ bu jug di nga jël sa layu teg ne damay seet te alors que seet bi wax nga ni ne mës naa for ci woowu béy te maa ngi ciy teg sama bët man ña koy def kenn déggatu leen nga ne ma képp ku koy def di ko fowe bis bu la wuysee nga bàyyi àdduna. parce que dafa am borom. nit xëyul xëy taalibe Cheikh na su boobaa loo ci amoon da nga koy ñàkk boo may tuur yalwaani. laa ilaha illallah. su boobaa bàyyi laa ya baax. loo ci amoon di nga ko ñàkk soo may tuur yalwaani. ilaha illallah. gis nga mbir ka ko moom. gis nga ki ko mën laa ki koy jéem ak ka ko jàng ak ka ko sàcc ak kañ ko jox mbir ka ko moom. sama maam bi ma yar. bi ma nekkee xel damaa mënoon a létt fu ma fekk may létt daf may dóor su ma ko nee maam tax bu may létt nga may dóor mu ne ma létt dafa am boroom yéen bu ngeen léttee léttkat yi lu ñuy am mbir danga koy bàyyee ka moom. waaye yow mii dina am kilifa gu mag gu la seet si pour ngeen collaborer liggéey bañal. nee na boo ci duggee di nga ci am problème mu. caméraman bi di filmer nee na ko bàyyil xel. kilifa gu mag buy ñëw pour associer ak yow pour ngeen liggéey bañal boo ci duggee di nga am problème mu yoon foofu laay yem. Serigne Babacar Sy chaque jour juróom-ñaari mbuusu soow. allahu akbar d'accord maa nekk ci écran nag. d'accord ok léegi ci gàttal problème bu ndaw ma bëgg ñu wax ci maanaam mooy tey ci wàllu seet bi lu ci bari dañ naan man daal su ma tiimul pettaaw du ma gis dara te am na ñoo xam ni mën nañ laa woo ne la bugguma pettaaw ñu for ci wóoy benn taalibe Cheikh naa ne su ma toogee sama oto sax nga woo ma toog di wax ak yow ngay dégg te du ma laal dara loolu di la dee lan la. ma tëddee di nelaw sax boo ma yeewee ni ma dama am problème urgence sax ma seetal la bala maa sël sama kaw la xantuma la ak oto fekk ma réveillé Mouhamed mbir mi yàlla la du man mbir mi yàlla la du man. la ilaha illallah. man mi ko yor sax daf maa jaaxal mbir mi yàlla la du man Mouhamed sant suñ borom rek te xam ne mënoon na maa def leneen lii mu ma def nag dama ciy fier parce que fooguma woon ni dinaa ko doon. d'accord ok kon tey su ma ko doonee ba ay jaamu yàlla yoo xam ne gënuma leen juddu gënuma leen dayo di daw di ma wut si dama naan alhamdulilahi rabbil alamin te fas yéene nag ñaan yàlla mu may ma xel mu sell mu ma ànd ak ñoom di jub tey jubal. moo tax daal nga gàttal nii képp ku koy fowee da ngaa xamul. waxuma nag kenn da ngay fo de. waaye ki nga jël dina la ko xañ. dina la ko xañ ñëw ma nag kenn da ciy fo. waaw ndax am naa yaakaar ni xanaa nit sañ te jëlub layoom tekki peetaam damaa mën seet te mënul dara. ko defee nag d'accord léegi dernière question nga ñaanal waa réew mi wax dëgg yàlla parce que barki dem moo njaay la doon màggal guddi yonent bi fii ñun ñëwoon nañ sax macha allah wàcce fi ay kaamil li mu am bokk na ko jàng li ñu mën a seede mooy kii ñu fekk si xolam rafet na lu mu am bëgg na doomu aadama am ko donc loolu mooy nit te yonent bi waxoon na ko dañu mës a toog maam Makhtar Kébé doon jàngale ne fii conférence bu amoon HLM kilifa yi toog mu ne képp ku bëgg a jaay fii HLM gaaw a jar kaa ma jox la benn secret commerçant yi ñëpp di dawle mu ne leen ku am juróomi client jëlal ñettee jox ko ki nga dendal ñëpp daanu ci suuf donc kon loolu moom muy toog noonu la mel lu mu am dañuy wax dëgg te parce que kenn yàlla ñu ko gisuñu donc nit ku baax la te it nag li muy wax boo ko dégloo di nga xam ni xam-xam fawu ko foru ko donc képp ku nga xam ne yaa ngi jël lii pour na yaa ngi koy fawee loolu moo tax lu ma mënul dama naan mënul lu mënul dañ parce que ci biir waxtaan bi question yi ñu ko laaj lu mënul dañ la xaw ma lu ma mënul kooku yaakaar naa boo ko seetaan yi nga xam ne kii li wax ci lu wér la moo tax lan moo lay dee ci gàttal nag lan moo lay dee yow nga xoolal tey Mouhamed Wade. loolu yàlla la du man wax naa la ni la loolu àjjuma jëm commencé wax ak man ba tey noppiwul salaamaaleykum boo ko defee sama buntu kër barke Cheikh na Cheikh Saad Bou bi wax nañ ma yow yaay kan. moo loo tax ma am fit nit du toll fu ko neex di ma woo téléphone ma koy seetal. mais di nga faj dof koo xam ne waxuma ko dof maanaam koo xam ne dafa jël mbir mi ba yëfi herbeti bopp bi waaw. Mohamed man cicatrice laa waxoon naa la fi benn interview ni la dañu may am na ñoo xam ne dañ may yónnee xaalis uniquement pour may wax ak ñoom di leen delloo si muy ci mbirum waayum zaahir xam nga làmmiñ zaahir la. dëgg la mais baatin ñu ñëw ci baatin nit ki àndut ak sagom su ma ko nee yundu ma ko mënee faj dama naan mën naa ko faj su ma ko mënut a faj mënu ma ko faj waaye boo toxoo yàmbaa moom ba ràngati ko nañ la yóbbu fële mbaaw
am na fu ñu fajee tox. d'accord ok léegi beneen point bi ñu gisul fii yaa ngi ko doon faral di indi mooy am na traitement boo am na mbir moo xam ne yaa ngi ko doon liggéey ñi nga xam ne tey ba léegi dañoo am ay doom mu tëleel maanaam ci wàllu cas viol parce que tey muy fas yoo xam ne yaa ngi koy liggéey nga ne ma képp ku ma koy defal nag fexeel ba sa doom bu mu ko xam. fas yi de ku ma ko jox nga takkal ko sa doom lakkoo ko daggoo ko incha allahu rabi góor gu ko tiim te du borom këram du ko mënal dara waxumal na nga jël xale bu 18 ans takkal ko mbaa bu 30 ans. mu dugg ci internet bi seetaan taalibe Cheikh na di ko def ci sac à main bu defee la muy def ba pare takkaat ëllëg nga di Cheikh taalibe Cheikh na li nga ma waxoon déedéet. d'accord ok léegi beneen question boo xam ne mooy toj àdduna bi man mi di wax ak moom fi mu ne nii bu may dem danaa ci yóbbaale mooy benn pot boo xam ni pommade bi barki Seydina Muhammad bii pommade ba mu juddoo ba tey mosuma gis pommade mel ni alors jox ma pommade bi ñu sarama rek ngir yàlla ñu wane pommade bi pommade bii. xëccal trois pommade yaay. pommade bi. boobu mooy ñaari affaire la bii mooy bu góor bi fii. bii pour wàllu góor ñi la bii pour wàllu jigéen ñi ma nga ko. bii mooy bu góor bi. xaaral pommade yi dama bëgg yow yaa koy détaillé sa bopp pommade bu nekk la muy jëriñ parce que pour ñuy seetaan man du ma ko waxal sama bopp de ndax man essayé naa. Mouhamed bii mooy pommade góor bi. waaw bi da nga koy diwoo. day yokk sa awra te da koy dëgëral te day yokk sa bànneex ci sa soxna. déggoo ma de. te day tax doo gaaw a wàcc. bii mooy bu jigéen bi. day yokk sa partie intime maanaam sa kanam fi ngay sëyee. day yokk say ween. day yokk sa fees. te aussi tamit dafay tax nga saf jigéen bii. d'accord léegi ci ñaar d'accord man bu jigéen ñi maa ko liggéey kenn liggéeyalu ma ko. d'accord c'est-à-dire njëriñu ma koy jox boo bëggee nga xam sama kër. d'accord balaa pommade bee jeex di nga gis résultat ci kàttanu yàlla. d'accord léegi soo gisee résultat fekk mu jeex doyoon na la neex boo amaatee nga ñëw wecceekuwaat ba toll na la neex nga baax. jërëjëf d'accord léegi maanaam njëriñu pommade pour góor ñi mooy avantage bi mooy du looy naan. déedéet da te nga koy day yee neer bi macha allah. kay koy diwoo mu yee say sidit da nga koy diwoo mel ni ku koy maase mu yee say sidit dana ko dëgëral dana ko volumer dina yokk sa bànneex ci sa sëy te dina tax doo kaa wàcc. d'accord jërëjëf lan ngay ñaanal waa réew mi ñu bàyyi la nga tàggu. xanaa di leen ñaanal jàmm. yàlla mi borom jàmm te kum jàmmal nga am jàmm yàlla nañu yàlla jàmmal. Palestine. yàlla mi borom jàmm. te kum jàmmal nga am jàmm yàlla nañu yàlla jàmmal. yàlla na yàlla sotti jàmm ci sunum réew. amiin yaa rabbal yàlla nañu yàlla defal jàmm di ñaanal nag sama chérif Cheikh naa Cheikh Aya. yàlla na yàlla guddal fanam. yàlla na sut magam ja Seexal Xalifa. amiin yaa rabbal aalamiin. yàlla na yàlla sut xëcc fanam. amiin ba ñun taalibe yi ñu yeggale suñu yéene ci moom. amiin Aïdara Chérif dénk naa ko maamam Seydina Mohamed. sallallahu di ñaanal nag képp ku bokk ci ahlu baytul rasul. naan la asalaamaaleykum wa rahmatulah jërëjëf lan ngay ñaanal waa Palestine parce que fan yii yëngalu fa xew ci diggante waaw jullit yi sonn nañ. waaye nag. nañ sant yàlla te alhamdulilah rabbil alamin ci kattanu yàlla. jullit moom day métti rek waaye ndam rek lay am. wallaahi ndam rek lay am. wallaahi di jaamu yàlla. ñu fekk la fa def la lañ lay def wàcc nga mag ñi ñoo daan wax naan xandoor bu dammee ci waar wàcc na. ñiy def loolu tamit nan leen seetaan ba xam fan la wànnante du mu jëkki ba. jërëjëf 2 secondes am na taalibe yoo xam ni ay dañ ko sopp ñu ngi bitim réew ci kàllaama nasaraan 2 secondes rek 2 secondes nga tëj par rapport ak li nga xam ni waxtaanee ko fii ak jigéen ñi fa am nekk bitim réew tubaab yi dañuy bëgg forme yu baax. Voilà, comme à l'accoutumée, Talibé Cheikh Nasser Sadbou est revenu sur beaucoup de choses. Elle a développé beaucoup de choses parce que elle, c'est une mère. C'est une mère aux deux sens. C'est une mère parce qu'elle est mère de famille, mais c'est une mère parce qu'elle a beaucoup de connaissances dans le domaine religieux, mais aussi dans le domaine de la médecine traditionnelle. Elle a développé beaucoup de points qui ont trait au djinn, au rap, aux problèmes de ménage, aux problèmes de sexualité, mais aussi aux problèmes de procréation. Elle est revenue même sur les problèmes liés à la liaison ou relation entre humains, entre un employeur et son employé, entre un patron et son employé, entre une maman et ses enfants, entre un papa et ses enfants, en parlant du Ndiapantan. Elle est revenue aussi sur le fameux produit, le fameux pommade pour les destiné aux femmes, qui est destiné à raffermir, à agrandir la partie intime de la femme, mais aussi à lui permettre d'avoir cette image, belle image de la femme, à être une femme bien faite du point de vue des hanches, mais aussi du point de vue du teint. Et là aussi, le fameux pommade qui est destiné aussi aux hommes, ça permet au pénis d'être plus dur, d'avoir plus de renforcement du point de vue de la capacité de l'homme, mais aussi de permettre aux hommes de ne pas avoir des faiblesses sexuelles. Sur ce, Talibé Cheikh Nasser Sadbou a prié pour la Oumma islamique. Elle a prié aussi pour
les problèmes que connaissent les musulmans de Palestine. Je vous remercie. jërëjëf mbokk yi ci kàllaama nasaraan la woon par rapport ak ñi nga xam ne ñu ngi koy seetaan di leen jox dig daje beneen yoon incha allah mu nekkoon taalibe Cheikh na Cheikh Saad Bou numéro yi mooy affiché noonu ci bas d'écran mi ngi fii moment bi Dakar cité Aliou Sow yow mi nekk Sénégal di ko seetaan su fekkee ni bëgg nga rendez-vous mi ngi cité Aliou Sow ci ginnaaw jumaa ji bu dend ak terrain basket bi jërë ngeen jëf